confirmer ko à la virgule près ba wisal ko fi sax mu daal di jël ordonnance daal di fixer consignation bi mooy bal bi tàkk na Mamour Diallo ak ñi mu àndal waaye ñi ne seen gannaaw kilifa yi ne seen gannaaw ba def ay lettre de confort ak keneen ak keneen bëgg nañu dina ñëw sëgg nag tribunal. kon théâtre bi war a am ëllëg assemblée nationale waratul am fi mu toll nii ndax yoon dafa ne bu tribunal jëlee dossier bi rek assemblée nationale fay na li ma lay wax nii article 48 règlement intérieur de l'assemblée la. kon suñu forcé def seen daje théâtre la waaye amul njëriñ tubaab dafa ne qui peut le plus peut le moins ñoom li ñuy def yëpp su dee am na jubluwaay peut-être dina am leen lu jaaxal ci jeexatal loo xam ne waroon na dem tribunal waaye egg nañ tribunal kon na ngeen jàpp bis ni ki tey ni ko mbir mi ubbeeku na te daañ leen yenu ba ci kaw ba seen biir weex tàll ñu duma leen ci suuf mëqal leen suuf ndax yéen ñii gëm ñu di ñu topp xam ngeen ni duñu waxantu xam ngeen ni duñu wax lu ñu amul firnde yu dëgër gis nga procès bi bis bu ubbee mën nañ ko tenir ci benn fan parce que la gaaya def flagrant délit la flagrant délit ci benn waxtu mën nañ ko àtte mbir mi jeex kon nañu jàpp ni tey am nañu ndam bu rëy ñu doon wër yor seen làmmeñ na di mbëri naan na génne ay preuve am nañu daje tribunal bés mu jàkkaarloog juge génneel ko preuve ba mu doyal nañ fa daje rek te it xam nga tappale Sénégal mooy réew moo xam ne nit day nekk ci tappale gu rëy waaye yor alalam jox ay nit ñu dem ci télé rajo yi di wax daa di instrumentaliser ay organe de presse ku nekk di wax ba ñu ëpp làmmeñ ki yor dëgg loolay Sénégal waaye mbir mi simple na kan moo déposé plainte bi ñu commencé wax ba léegi le 4 mai 2018 laa bind IGE bind OFNAC le 8 mai 2018 laa déposé plainte ci taabalu Serigne Bassirou Gueye procureur loolu ñaata at la léegi mu def ñaari at wala def na ko sorewu ko en tout cas mu jël tànkam teg ko ci ne moo lànk du ubbi dossier bi am sañ-sañ nag ñëw taxaw ci kanamu média yi naan leen waaw man di Ousmane Sonko moo ma saisir Pastef moo ma saisir lan mooy différence bi ay waxu kacaw yoo xam ne ñëw taxaw ci kanamu nit ñi naan waaw ñoom jël nañu 8 mois pour def seeni recherche man it naa jël sama temps ñëw taxaw ci kanamu nit ñi naan comme assemblée nationale ubbi na procédure damay xaar ba ñu pare ci jamono joo xam ne man bi ma koy saisir 10 mois avant assemblée nationale di ubbi procédure la 10 mois fukki weer balaa assemblée nationale en pleine campagne électorale di def seen yëfu ñàkk fayda yi tappale weesuwul loolu moo tax man j'ai mal pour notre justice bi ñu demee ba xam ni ñii fa la ñu war a jëm fa lañ leen déposé bàyyi leen fa ca laa jël avocat yi ñu bindaat suñu plainte saisir directement le doyen des juges avec constitution de partie civile dama wax leen ni tey ñaari plainte yëpp la ñu recevoir
ndax dama déposer plainte ci luubal gi déposer plainte contre commission d'enquête parlementaire boobu na ngeen leen tuddee commission saay-saay parlementaire kon loola moom moo ñëw tey ba audition bi am tey te bu soobee yàlla dossier bi dinañ ko topp ba fi mu war a yegg la ñu bëgg nag ñoom ma wax leen ko xam nga acteur politique bu dem ba yàlla may ko mu yegg fii ñu yegg ñun ndax wax dëgg yàlla dootuñu tungu ne ci politique fii Sénégal d'accord nañ ko dem jàmmaarloog ñoom ci élection ñu naan 1% lay am yàlla may ñu si lim ñu ci may te suñu sàcc ci loon xam nañ ni li ñu am mën nañ ko multiplier par 2 ku toll foofu tey ci politique nga wër fu ne nga dem fa jël say renseignements généraux yëkkati administration dem nañu conservation foncière yi nekk Ndakaaru yëpp ba Rufisque dem génne ay dossier impôt lu ne pour xool ndax Ousmane Sonko mus naa luubal fukki dërëm amoo dara loo ko mën a wax fu ne nga dugg fa amoo dara gor nga mu dese la lu dul nga jóg naan xam ngeen fan laa koy jaare pour téye ko mooy jiiñ na nit ni lii danga koo def jiiñ ko par voie judiciaire dem justice déposer plainte ne diw def na lii nga teg tànk ci justice ne leen bu leen yëngatu daal di ne assemblée nationale wa politicien Benno Bokk Yaakaar ah nga ne leen dem leen ngeen seetal seen mbokk politicien boobu bu ko defee ñu jaaree foofu ne Ousmane Sonko li mu wax amul diffamation diffusion de fausses nouvelles waa ji ne naa def ba mandat de dépôt nag foofu amoo loo jiñ nit ki ci un acteur politique de premier plan nekk inspecteur des impôts pendant 15 ans munoo ko jiñ dara lu dul accusé na diw justice setalul diw de waaye politiciens yi setal nañ ko naa jaare foofu teg ci loxo billaahi loolu duñ ko musa nangu lum leen jaral dinañu ko jaral parce que lii ñuy def nii dinaa leen wax nag tey lan mooy seen jubluwaay baax na ma leen koy wax parce que tamit njaboot da ngay waxtaan ak moom ñoom juróomi mbir la ñuy wër dañoo am seeni laboratoire lu ñuy def bu leen foog dañ ko improviser de lu ñuy toog lu yàgg la seeni professeur d'université toog xam ngeen li may wax tailleur yeeg ñoom seeni avocat toog seeni haut fonctionnaire toog ñu ne léegi mbir mi nuñ koy toggee mbir mi liñ ci jublu juróomi mbir la ñuy wër pour mun a jaar foofu ne teg nañu loxo ci ñun ngeen déglu ma bu baax bu njëkk ba mooy diffamation fexe assemblée nationale ne gisuñu dara ndey mbili gi jóg su dee am na fit ba ndax ku ñu jiiñ depuis 2 ans ñeme woo dem tribunal daal di annoncé ay plainte yu dul jeex te mënoo bouger fi nga ne waaye mun nañ ko xoj ne ko boo deful ñu yónni ñu bàyyi plainte Ousmane dem bu ko defee ki nga xam ne seen procureur la moom procureur u Benno Bokk Yaakaar daal di gaawantu jaar foofu ne day taxañ dossier bi wala ñu ne diffusion de fausses nouvelles te boobu la ñuy gën a ut ñoom xam nga ndax lan parce que diffusion de fausses nouvelles le mandat de dépôt est obligatoire te seen gént yëpp nag mooy Ousmane Sonko na tëddi Rebeuss waaj a nekk pale guddi gu ne xam naa ni bu géntee day ximmala ko ci gént ne ah gént gi nax na ma ndax Ousmane Sonko lay gis biir pale biir Rebeuss léegi boobu ñu ngi koy wër ñoom it ñetteel bi mooy li ñuy tuddee dénonciation calomnieuse ñeenteel bi boobu nag yéen la concerné
mooy bu ñu defee seen provocation nit ñi jóg yëngatu dugg ci dëkk bi ñu ñëw ne Ousmane Sonko moo appel à trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'État nañ ko jàpp. juróom-benn bi nag mooy li ñuy wër ci rajo yi di mbéj ak ci réseaux sociaux yi naan na génne ay preuve am bu ko defee boo génnee ñu recel de document wallahi man nag dama jàng droit am ay avocat la wax de waxuma ay ñii wër ci télé yi ak rajo yi te duñu porter plainte moo tax ñu ne leen bés bu juge wootee ñoo koy juubal ay preuve ak mat sëkk ndax ñoo ko téye loolu la ñuy wut ci yéen la ca des nag jubluwaay bi dëgg mooy nu ñuy def ba sama casier judiciaire ñu ñuulal ko kukk sama mandat de député ñu xañ ma ko parce que loolu moom assemblée nationale moom seen objectif la ndax mennum Sonko rek waaye bu ma nee cëpp assemblée nationale ñu mel ni ay nit ñu gis loolu it ci jubluwaay yi la moo tax ñu ne leen Macky Sall bu foogee ni moo gën a muus sénégalais li mu foog ni mun na fexe ba créer ay diversion barakam ji nga xam ne li mu def yéen ñëpp xam ngeen ko mu jël ko làq ci gannaawam dégg naa léegi sax Mauritanie la ko yóbbu ci ay daara mu toog naan day wasifa bu foogee ni mun na muusa ki waane ba loolu mu réeral ko ci bopp sénégalais ndax na boppam dama ne na ngeen préparé bu xeex jotee dinañu xeex te lu xeex bi laaj dinañ ko def waaye na ngeen ci ànd ak intelligence ak stratégie parce que dañuy jël dañ leen di suruxal ay pièges di yàkkamti ngeen dugg ci pour que ñu escamoter affaire bi ba am fu ñu jaare buñ ñu gën a muus fi mu ne nii dara amagul lay xew demee assemblée nationale jarul dem jarul jege bàyyi leen ñu dem tëju naan seeni café waxtaan ba ngoon ñu ne voté nañu résolution waaye fii lañ ñuy fekk da ngeen xam ni bis ni ki tey nag ñoom lu ñu def foofu c'est illégal parce que instruction commencé na ma wax ñaar yi may daane am nga ay projet de loi sax waxu ñàkk fayda yooyu buñ ko fi andee sax dañ leen di faydaal parce que ñoom noonu la ñuy def dañuy sondé bu ko defee nit ñi ne ci di wax mu jox leen fit te ngeen leen bare ba ñu yéen seen projet de loi naan dañ koy yóbbu moo tax buñ leen fulal même dans les réseaux sociaux bu leen fulal seen waaju xaye di googu bi mu ko waxee démb dem na benn débat dañ ko faa fete ba ndekete moom ñaari phrase yu mat sax mënu koo wax mu naan day bind projet de loi yooyu bu leen ci dugg waaye ma wax leen ñaar lii lépp nag xam ngeen lu ko wund Macky Sall parce que suñ toogee fi sax di wax député yi dañuy ñàkkal suñu bopp dañuy wàññee suñu valeur parce que ñoom amuñu valeur mais Macky Sall dafa am projet am ma wax leen ko tey projet bi mooy xam na ni daf fi def ñombe yu toll ni àdduna te yemul ci moom waaye moom ak ay njege ñaaleem yu dul jeex doore ko ci njabootam mu bëgg nag nu muy naxee sénégalais ba ñëpp d'accord ñëw toog waxtaan mooy dialogue national bi mu woote. dialogue national boobu lu mu ci jublu mooy buñ ciy génn ñëpp dëppoo ni wax dëgg yàlla yoote nañu baalante nañu rongoñ tuuru na xol fees na léegi daal gouvernement d'union nationale loi d'amnistie générale
lépp lu fi yoon jombe ci 25 ans yi far nañ ko comme ça moom mu mën a yolleeku nag dem parce que fi mu ne nii tëddul de nelawul parce que xam na li mu def bi mu waxee da koy def nun Pastef dañoo bokk ci ñu ne non seulement bokkuñu ci waaye dañu woote fii conférence de presse jaxase carte gi yàq dil yi moo tax boobu ba léegi benn convocation sax amagul ci mbir ma ñu ne nag moom mu ne ci stratégie am ñi mu gën a ragal ci politique il faut kenn ku ne mu téel am fu mu la jàppee ba mun a wañ sa loxo nag nga ñëw waxtaan ak moom yéen ñëpp xam ngeen ni instrumentaire de justice ba am na ko ci Khalifa Sall am na ko ci waa PDS muy Karim Wade mu desoon nag naka laay def ba am un moyen de pression sur Ousmane Sonko pour que mu ñëw toog wax lii rek moo justifié li ngeen di dégg yëpp nag ma waxaat ko fii mu dégg ko ñun waxtaanuñoo ak moom dialogue wuñu nee na moo gañe réew maa ngi nii administration ngi nii budget ngi nii armée ngi nii Pointe de Sarène ngi nii na tukki na gouverner na appliquer programme am nga la waaye nañu bàyyi ñun ñu opposé wu nous sommes des opposants dañoo waxtaanul ñun opposant lañu lenn lu jar a waxtaan ñun ña ngi cay waxtaan mooy processus électoral ñu am code bu leer nañ fichier bu leer nañ ñu jox nit ñi carte d'identité ñu dem élection ñeen leen ba ci kaw dóor ci suuf wax di jeex waaye ni ñuy yoree pétrole ak gaz moom xanaa tey lay laaj nit ñi nuñ koy yore bi nga jaayee pétrole ak gaz bi yëpp ni ñuy fexe ba ndool jóge fi mais moom la ñu fal na ko def parce que ses adversaires c'est ça xam ngeen c'est quoi ses adversaires mooy ces milliers d'étudiants de bacheliers yoo xam ne tey xam na ni mënu leen orienter ses adversaires c'est les 10 000 ASP yi mu bëgg a débarrasser wu ses adversaires c'est la pauvreté c'est les hôpitaux yu amatul Sénégal ses adversaires c'est l'insécurité alimentaire en milieu rural ses adversaires mooy yooyu mais du ñun xam na ni nag fi ñu jëm dina métti mu bëgg a créer ay diversion kon na ngeen muus na ngeen jiital seen xel bu ñu nangu ñu manipuler leen ba ngeen dugg ci li ngeen warul dugg la ca des nag ñoo ngi gërëm ñëpp di wax ni nag la démocratie sénégalaise l'état de droit sénégalais dafa doy waar ndax dossier bi ñu ngi ciy manipuler wala ñu ciy instrumentaliser wala ñu ci def pression le bâtonnat du Sénégal ñaata weer a ngi nii ab avocat yoo nekk fii wër fu ne saaga na ma saaga bu ne bâtonnat bi waxul il a fallu samay avocat jóg ne dañuy def conférence de presse ñu mel ni ñu gis xal dossier bi instrumentalisé nañ ci l'ordre des notaires moo wax ko fii ñëpp dégg ko parce que chambre des notaires jox nañ leen ndigal ñu bind notaire yépp ne leneen lu ngeen xam ci Ousmane Sonko jox leen ñu ko en violation de la loi parce que le secret professionnel ordonnance du juge rek moo mën a tax ñu violer ko te servir naa leen citation directe suñu demee nag tey ba réew mi dañuy utiliser même les ordres professionnels dans le combat politique mooy njaaxum am na gàcce la ci réew mi gàcce la ci notaire yi gàcce la ci bâtonnat bi ñu wax leen ko léegi ñu dégg waaye loolu lépp nag ak njaqare la rek ci ñoom ña ngay mbërti di wane ne dañoo am doole waaye lu yëngatu ñu daje pare ba 3 heures du matin di réunion Ousmane Sonko am Ousmane Sonko andi li ñu gis nag ñoom ba tax ñu tiit loolu nekk ci yéen te nekk ci ay millions de Sénégalais tey d'ici et de la diaspora ñoom ñoo xam li tax mu tiital leen l'avenir nous appartient l'avenir politique de ce pays nous appartient te rien ne l'arrêtera bu soobee yàlla
tappale yi ñu defoon ba écarter Mamadou Dia tappale yi ñu def ba képp ci Afrique ñoom Sankara ak ñooñu ku fi jógoon ne damay def lu baax ñu yàq ko en 2019 dootu fi am parce que personne ne l'acceptera. Donc vive Pastef, vive la coalition Jotna, vive le Sénégal, vive la patrie, je vous remercie. Vive Mour TV aussi. Ce message s'adresse à la nation sénégalaise. Képp kuy sénégalais jëlal kàddu yi def ko sa